jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam di amaan mbégte ak contentement di jàkkaarloo ak yéen sur la BP Actu et comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fois notre seul plaisir c'est de vous servir c'est de vous faire plaisir raison pour laquelle ci weeru koor la ñu nekk shahru Ramadan di weer woo xamante ne ni weeru ngëneel la waaye am ay doomu aadama yoo xamante ne nii seen mission ci kaw suuf mooy gindi ndaw ñi teg leen ci yoon xamal leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki ñu toogal nag il n'est plus à présenter wane na boppam ci fànn yu bëree bëri rawatina ci baatam bu sell bi nga xamante ni moom la ko laaw buur bi jagleel mu ciy tagg Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mais ñu gën ko xam ci ëttub Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu mu ciy def liggéey bu am solo mais comme man ni ma koy waxee à chaque fois waykat la boo xamante ne ni je peux dire que waykat bu universel la yemul dong ci këru Serigne Babacar Sy waaye daf ko yaatal ndax ku ne gis déglu na way wuréy wi nga xamante ni moom la way Serigne Saliou Mbacké borom jamono tey yaakaaruñu ni itamit dina ko fa yemale Aboubacry Samb lay wuyoo di ndaw loo xamante ni jeune la bu gëm boppam mu mën li muy def tarkal la dinañ leen bàyyi ak moom mu nuyoo bu ko defee ñu daal di xuus ci biir waxtaan bi Abou maa ngi lay siyaare rasulul hamidul hamidun wa muhammadun نبي سما فوق سماك إني ساميا رسول أمين يا رسول الله نبي جروي محمد BP Actu la yonent bi fوق سماك إني ساميا ok mbooloo mi salaamaaleykum wa rahmatullah Seydina Omar maa ngi lay nuyu di la ziar waaye itam di am mbégte ci dalal bi nga ñu dalal ci BP Actu di émission boo xamante ne tabaarakallaahu di site internet boo xamante ne tabaarakallaahu ñëpp a koy suivre donc tey boo ñu dalalee dañu ci am mbégte bu baax a baax a baax ñu ngi lay nuyu di la fay tamit nuyu bu baax a baax. Akassa am na solo et comme je vous l'avais dit c'est un jeune mais pétri de talent. avec beaucoup d'harmonie bu ñu koy xool sur scène buy way dañu naan est-ce que jëmm ji li muy way moom rek moom moo koy wayee parce que way la woo xamante ne nii à chaque fois mën na ko jëlee ci gaam bi yóbbu ko ci beneen gaam Aboubacry Samb ak way du ma ne sax ak way ci diine mais Aboubacry Samb ak way bu ma la doon laaj loolu loo ma ciy tontu. waaw jërëjëf ci laaj bi bon pour man c'est simple parce que ñii dañuy way jëmale def musique di jëmale ko ci leneen mais ñun dañuy way jëmale ko ci yonent yàlla Muhammad ak mag ñi te lépp loo xam ne wala lépp loo xamante ne harmonie la day dugg ci doomu aadama dañuy def ay recherche xool ne lii bu nu ko woyee ci yonent bi wala bu nu ko woyee ci mag ñi dina saf nit ñi waaye balaa muy saf nit ñi ñun lay njëkk a saf ba noppi donc woy dafa nekk loo xamante ne dafa ñëw naturellement ci man comme tamit j'ai toujours l'habitude de le dire mooy awma benn mbokk buy woy waaye nag sama maam liggéeyal na Serigne Babacar Sy tey loo xamante ne tey war naa mën a taxaw way muy ku soppoon Serigne Babacar Sy may dégg ni ci sama famille ñoom yaay ne sama maam jëndoon na oto jox ko Serigne Babacar Sy ba pare doon chauffeur am. jëndal ko oto doon chauffeur ba pare doon chauffeur am donc tey su ma wayee Serigne Babacar Sy lu def naa lu ma war. donc way daal dafa ñëw ci loo xamante ne lu naturel la ñu ci sant yàlla bu baax a baax. sant la te yàlla na sant bi jëm kanam mais yow sa dugg si dafa nekk dugg si boo xamante ne ni dugg si bu ànd ak coow la dugg si la boo xamante ni d'habitude bu ñu ko daan gis dañ ko doon gis ci waykat yi nga xamante ne nii wayuñu religion comme ni nga koy defee mais dañuy way mbalax mais yow sa bos dafa ñëw ànd ak coow Aboubacry Samb ñu koy woo ci Fosco yi muy dem au fur et à mesure muy gën a yokku ba ñu déggoon sax coow ak waa Kennedy ak yu ni mel. mu nekkoon coow loo xamante ni bëri woon na ay wax yu sew yu ci amoon mais itamit nga boole patt ak organisé lan moo waraloon loolu. bon xam nga réew mi nit ndaanaan mu ne jaar na fi. gis nañ fi tamit ku ne yombul tey ma ñëw nekk jeune bëgg innover ñëpp fekk si ma ndax su ma bëggee innover ñëpp bëggandoo ma man sama bopp danaa tiit damay dégg Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ñu ne dafay wax ne ku taasuwul tey siir te ñun yaakaar naa ne war nañ mën a xëcc ndaw ñi parce que ñu gën a bëgg yonent bi war nañ mën a xëcc ndaw ñi parce que ñuy gën a
gën a bàyyi xel diine bi bàyyi xel tarixa yi bu nit ñi di dem di baali ji ñun ñu xool naka la ñuy organiser woo pour di leen woo di leen wayal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tànt yi ci fosco yi te comme nu ñu koy waxee le hasard n'existe pas bañ may invité ci ay fosco mënoon nañ ma invité ci musique mais dañu ma invité ci fosco pour ma déggal leen ci yonent bi ndax nit ki kat li nga am loolu ngay joxe man Serigne Babacar Sy laa am yonent bi laa am bu nu ma invité woon tey ci bërëb bu mu munti doonaa bu ma fa waree way yonent bi dama fay way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. te xaj na fu ne. non mooy ko sakkan ki xaj na fu ne moom yonent bi c'est juste que nag dafa yombul ndax nit boo nekkee ci yoon dina am ñuy yàq dina am ñoo xamante ne dañuy defar mais dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax bi coow li bëri ràññee nañu wax nga ko léegi ànd nañ pat mais nag ak organisation parce que dañoo am kilifa. man je pense que léegi yaa ngi woon ci répétition bi xam naa peut-être dinañ ci ñëw organisation bi du dara mooy ñi ma yàlla booleel su ma defee lu dul yoon gis nga ko sànq ñoom ñooy taxaw naan ma saa yi kat li nga def voilà defal lii Serigne Babacar Sy da doon wax ne jotaayu ndaw rek doyu ma waaye jotaayu mag kase doyu ma jotaayu mag ak jotaayu ndaw ñoom ñoo ma doy donc man sama premier manager sama papa la kilifa mooy sama kilifa waaye itam mën naa giñ ci alquranul karim ci barki Serigne Babacar Sy sama première fan si tamit sama papa la. mooy sa manager moom mooy sa première fan. waaw parce que su may def dara dina ma ne defal lii dina ma ne defal lii dina ma defal lii donc moo tax ak lu ma mënti génne wala lu coow bëri du ma tiit du ma ragal c'est juste que man nag maa nekk nit koo xamante ne maa dul bëgg kenn lu ko metti donc après noonu la may mettee rek parce que bu nit ñi di wax ci Aboubacry di wax ci Aboubacry après ni muy mettee sama ay soppe loolu rek moo may xaw a jaaxal mais alhamdulilah ak lu mënti am ñu ngi koy gérer donc voilà noonu la demee coow li benn góor daf ma ne Aboubacry mu ne ma ne ko naam mu ne ma da nga laal koo xamante ne bayreem da laa ëpp doole te effectivement man way naa fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñëpp kontaan waaye nag ba ma bàkkee tamit sama góor gi Serigne Babacar Sy la ñëpp kontaan. borom boone carré. donc Serigne Babacar Sy daal coow li moom moo ko war waaw coow li moom la nit ñi dañuy am doom yoo xamante ne ay 1 an la ñuy am boo leen tegalee wayu Serigne Babacar Sy boo xamante ne aboo ko way woowoo leen di nelawloo. parce que gis naa la sax bi ñu demee Empire des enfants. su ma juumul ça fait 2 ans de cela. ça fait 2 ans waaw. xale yi daw topp la. man après daf ma def équation ma ne mais pourquoi après si lañ ma tegalee say way ma ne waaye lii c'est forcément ñu def lii. ndeysaan sa diggante ak xale yi tamit. waaw sama diggante ak xale yi wax nga dëgg parce que ça fait 2 ans man ak yow bi ñu xamante. mais boobu ba léegi yàlla mayuñu jot bi tax ñu waroon a mën a def émission xëy na tey la ko yàlla dogal. boobu ba léegi tamit ñu gis jàpp bi nga ñu jàpp donc tey bu ñu naree wax à travers BP Actu dañuy kontaan déjà benn parenthèse la bu ma doon tijji foofu rek sama diggante ak xale yi du leen lu dul lu naturel man lépp loo gis ci man rek dama ko roy ci sam papa xale yi ñoom ñooy ay xaritam te damay dégg ñu ne xale du bëgg ko bon ku baax rek lay bëgg donc man xale yi samay xarit lañu ni ma ko gënee xam nag mooy wayu Serigne Babacar Sy bi tey rek la mujjee nit yónnee ma vidéo doomam boo xamante ne nee na ma moom bi mu ëmbee da daan jël wayu Serigne Babacar Sy bi di ko teg ci biiram donc waaw ndaw si te nee na mu ngi may seetaan ci télé laa ne bu fekkee tamit li may wax amul yaakaar naa commentaire yi ñu ngi fi xëy na peut-être ku xool ay commentaires YouTube di nga gis peut-être mu bind ci nee na moom bi mu ëmbee ba toll ci ay mois wayu Serigne Babacar Sy bi la daan teg ci biiram ba ni muy amee doom sonnoon waaye doom ji pour mu nelaw moom doom ji foog nga tegal ko wayu Serigne Babacar Sy mooy way bi ma way xutbul xaafi xëy ni pour doom ji mën a nelaw te du moom rek donc loolu sant yàlla la mu nekk benn complicité boo xamante ne peut-être à travers ma voix ci la xale yi di kontaan ci la xale yi di bëgg donc loolu la ñuy ñaan yàlla rek ñu yokk c'est ça pour que mu nekk loo xamante ne nii mbokk yi lu am solo la Serigne Babacar Sy nekk na koo xamante ne nii bëri na lu mu defar lool
bëri na ñu mu yee loolu bëri na ñu mu gindi. ku dem ci bërëbam bu sell boobu di Tiwaawan di nga xam ni bërëb bii caaxaan sanc ko. ay naxaate sanc ko te bu doon ni naxay mbaay tamit jeex na bu yàgg ndax du yàgg. dëgg la te boobu ba tey mi ngi existé. ñu ngi koy ñaanal suñu borom yokki leeram njabootam gi fi nekk suñu borom bàyyi leen ci jàmm ak salaam ba ñu gën a gunge ndaw ñi. Aboubacry Samb ñu gis la nga jooyloo ay nit yu bëree bëree bëri toog naa ci salle ñu lay seetaan QG quartier général. nga jooyloo ay muskalaf jooyloo ak ay mag. li ngay wax da nga ko jàngi wala da ngaa toog mu ñëw naturellement. ngay improviser wala. waaw dañuy sant yàlla bu ñu jooyloowee mag ñi ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam wala ñu jooyloo leen ci Serigne Babacar Sy wala ak ku munti doon ci mag ñi. Aboubacry du wax lu mu xamul. lu ma gëstu jàng ko way ko nee naa la sànq balaa muy dugg ci xolu kenn ci sama xol lay njëkk a dugg. donc tey je pense que yonent bi nit dina ko bëgg sax du maanaam du jooy mais fi mu toog day toog yow par exemple mën naa taxaw léegi di way yonent bi yow doo jooy waaye yaa ngi koy yëg ci sa biir xol. waaw da ngay am ay chair de poule donc ñii dinañ jooy ñii dinañ reetaan ñii dinañ kontaan façon bu nekk ak ni muy ñëwee ci ñoom mais ak nu mu munti ñëwee ci ñoom rek ñun dañuy sant yàlla bu baax a baax te xam ne du ñun bindu mag ñi la te nag si naaw ma bindu mag ñi ay leer kase la donc tey kilifa boo xamante ne jooy na ci yonent bi dañuy jàpp ne du ñun ñoo tax mu jooy waaye la mag ñi bind loolu lay jooy donc voilà noonu la demee quoi. noonu la demee mais musicalement léegi la ñuy waxtaan pour ñu terminer en beauté. Aboubacry Samb ko wax naa ko sànq nit la koo xamante ni dafa bëri ay harmonie. ñeneen ñu ne yow yaay Wally Seck ci côté bi nga nekkee. parce que da ngaa bëri ay harmonie man j'ai eu à la découvrir bi ñu taxawee fii léegi maa ngi koy wax ma ni pourtant musique bi muy jéem a defar mooy musique bi nga xamante moom moo gën a neex a jaay moom moo gën a neex a dégg jamono ji parce que musique day ànd ak jamono. dëgg la moom loo jël musique bu 96 pour indil ñu ko pour ñu consommer ko parce que xamuñu ko malheureusement. mais yow da ngaa ñëw ànd ak ndaw ñi ci musique bi nga xamante ni moom moo fi nekk actuellement. pourquoi choix boobu. bon dama gis par exemple li ndaw ñi bëgg ma koy def parce que tey comme ni nga ko waxee du ma ñëw di woyee neneen damay woy li nga xamante ne moom moo ànd ak jamono mais nag teg ko ci temps teg ko ci harmonie teg ko ci ay découvrir xool def ay recherche xool jëli ay tonalité tey su ma comme par exemple su ma déggee tey benn Youssou Ndour way lu neex mën naa xool la mu way pourtant la muy way ci harmonie la koy teg waaye ay nit la ciy way man damay dem rechercher loolu xool ko jël ko way ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee am na benn son boo xamante ne reprendre naa ko ci Youssou Ndour muy kenn du la tuutal boobu dafa nekk loo xamante ne tey Youssou Ndour way na ko parce que Youssou Ndour par exemple wayal na mag ñi wayal na ndaw ñi wayal na génération bu nekk wayal na sax ñu ñëwagul léegi donc de ce fait que man tey am na ñoo xamante ne dañuy suivre Aboubacry mais ñooñu pour ma yokk seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam damay dem récupérer waat way yooyu noonu wayal ko génération bi nga xamante ne tey ñoom la ma yàlla booleel tu vois donc harmonie yi du ñu déborder du ñu yonent bi daal sallallahu alayhi wasallam lépp loo xamante ne dañ ciy way duñu ci ëppal dinañ def de telle sorte que dina organiser te nit ñi dina mën a dugg ci seeni xol voilà noonu lay demee. pourquoi pas un jour featuring ak Mbalaxman Pape Diouf Wally Papa Youssou Ndour Sidi Diop Tarba El Hadj Keita wala. mais ñun ñu ngi woon ci projet yooyu ba tey ñu ngi ci projet yooyu. waaw parce que tey ku ci mel ni Youssou Ndour suñu papa la waaye itam suñu soppe la. ndax dafa ñoo bëgg te yàlla tax ndam si yàlla tamit suñu papa Thione Ballago Seck. Papa Thione mu nekkoon tamit ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc bu nit ñi di def featuring ak ñeneen ñun war nañ ko mën a def ak musiciens yi parce que tey bu may def featuring ak musiciens yi defeewu ma ko ci way ci cadre ñeneen damay way yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc mën naa ko def ak Youssou Ndour mën naa ko def ak Papa Thione mën naa ko def d'ailleurs am na suma benn rak ki ñuy wax Ibra Naajo mon très cher Naajo borom Parcelles waaw ci koor gi
def nañ lu garaaw man ak moom def nañ lu garaaw a garaaw man ak moom. ci loo félicité parce que moom moo jël meilleur tube de l'année en 2020. waaw ñu ngi koy félicité gis nga réew mi ku liggéey rek jariñu donc ñi nga xamante ne ñoom ñoo jël tube yeeg ñi nga xamante ne ñoom ñoo jël trophée yi ñu ngi leen di félicité bu baax a baax donc def nañ lu garaaw loo xamante ne bu génnee dina nekk lu doy waar ah El Hadj Keita tamit pareil jotoon naa manager am yàgg na mais dama naan rek bu jotee rek incha allahu rabbi dina yomb ah muy El Hadj muy Momo Dieng parce que même génération bi la war nañ mën a wayante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah man nag bu nu ma invité ci mbalax pour ma way diw ma ko mën comprendre nga mais bu nu ma invité nag mbalax maan invité ma ne ma kaa ñu way yonent bi damay way yonent bi sallallahu alayhi wasallam. comme ni ko suñ papa Youssou Ndour defee woon ak suñ papa Moustapha Mbaye mu nekkoon tube boo xamante ni tube bu cartonné la woon ci période boobu mais loolu la ñu bëggaat te on peut dire que du ñu ne yow kese yaa fi nekk waaye bokk nga ci ñi fi ne ndax bu ñu nee benn kenn du wax ñaar di la tëb. te ñoom ñëpp ay ndaw lañ yoo xamante ne ñu ngi bay seen waar koor gi noo koy dundee. waa koor gi ni ñu koy dundee mooy. parce que bu ren bi moom wute naag bu daaw bi. waaw déjà dañuy sant yàlla bu baax a baax. waaw parce que daaw maa ngi woon ci Instagram bi di defal gars yi live xam nga di def comme ni ngay def nii rek. daaw moom maa jëloon sa place. daaw moom journaliste la. daaw artiste yëpp ay animateur lañu. voilà tu vois mais ren ñu ngi sant yàlla bu baax parce que programme yi tijjiwaat na ñu ngi génn ñu ngi dem di béggali soppe yi waaye nag di si profito di baalu ak ñëpp képp koo xamante ne Aboubacry tooñ na la rek maa ngi jéggalu bu baax ndax suñu objectif lenn la mooy béggal nit ñi donc nag déjà di baalu ak tamit ñi nga xamante ne ñoom laay àndal parce que tey sonal naa leen bu baax a baax gis nga ñi fi ñëw ñëpp tey ci répétition bi nga xamante ne moom lañ doon répété ñooñu ñëpp samay xarit lañu donc samay frère lañu samay rakk ngi fi donc vraiment daal maa ngi baalu ak képp koo xamante ne rek xam nga Aboubacry Samb donc voilà koor gi daal ñu koy dundee ak dund boo xamante ne dund bu naturel la di sant yàlla te itam di ñaan yàlla fekkee koy ati at ci barke yonent bi. yaa ngi fàttaliku jamono ji ngay wóor gaal. waaw maa ngi koy fàttaliku. Fooraan làqatu. maa ngi koy fàttaliku yow Fooraan làqatoo yow. je suis pas là pour répondre des questions de poser par nga doon làqatoo. waaw man nag maa ngi waxtaan ak sama benn xarit su ma juumul démb rek mu naan ma yow koor kenn du la gis mais ku nekk jaar na ci man dama su ma daan jàngi ndeysaan dama naan ànd ak sama benn xarit bu ñuy wax Cheikh Sow donc bu ñu demee jàngi ba wàcc rek dama koy ñëw ma ne ko booy kàññam kër ga mu jënd saucisson jënd kii pain au lait après lekk ko nag defaru ba paax bu paa bi ñëwee rek ma ne ko sama bopp bi day metti dama bopp bi daal day metti mu ne ma noo koor gi la yow daal jàmbaar nga lii ak lii xam nga mais bon ku nekk jaar na ci ku nekk jaar na ci donc wóoru gaale yow daal nga wóoru gaale yow yàgg naa ko voilà donc ku nekk jaar na ci noonu daal lañ ko doon defee te ñu ngi ciy jégalu suñu borom bu baax a baax mais boobu ay xale lañu quoi. mais je pense que instant bi moom bàyyi nga ko. non bàyyi nañu loolu waykat yi duñu wóor. waykat yi. dégg naa bon tu sais waykat yi dañuy wóor parce que par exemple man bi ma commencé way peut-être mu ngi yàgg wala peut-être yàggul mais ci koor la ñuy taxaw ñun. ñi may àndal ngi nii 10 heures la ñuy way ba 5 heures. ñu julli continuer ba timis ñu dog. donc loolu yàgg na buñ ne waykat yi duñu wóor moom man moom dina ma jaaxal waaye man moom damay wóor bu baax a baax. wóoru gàlle nag ba ma koy def nag damay wax ne xale laa woon yàgg na leer. waaw bi nga ko bàyyee yàgg na ko. ba ma ko bàyyee yàgg na donc daal instant bi xëy am na sama benn xarit bu ñuy wax kii Mouhamed Diallo ñooy ànd ak sama benn xarit bu ñuy wax Baro ak sama benn xarit bu ñuy wax Boubacar Fall ñooñu daal xam naa ne moom dañuy wóoru gàlle. te ñooy ànd moom waaw moom dañuy ànd moom dañuy wóor gaale moom bu baax. ndax duñ la wàll. non man nag maa ngi ciy def sama kéemtalaay kàttan moom pour ñu bàyyi ko mais ñoom daal ñu ngi wóor gaale bu baax. en étant jeune da ngay dem jàngi arabe comme ni ñu koy defee ñun ñëpp ci suñu kër yi parce que nag on est des musulmans te bu ñu nekkee musulman bu ñu juddoo dañu yóbbu alxuraan. amoon nga benn saar boo xamante ni lu mu xat moom ngay tari. benn saar waaw lu mu xat moom ngay tari.
saay. non ñëpp la ko am saar boobu da nga koy bëgg sa xol. waaw am na lu mu gaaw da nga ko ciy boole. wax nga dëgg xam nga xanaa ma laaj abu rek ba xam. sa saar yow ngay rajo. sa saar. man sama saar ngeen. sa saar boo xam ne non man am naa non man sama saar moom bàyyi leen noonu rek man sama saar. am naa ci benn paa moom lixlaas rek la lay wax. naan sama doom lixlaas baax na. danaan sama doom. lixlaas baax na. waaw lixlaas baax na Fatiha baax na. mais yow sa saar laa wax man moom laa bëgg a xam amu. gis nga man yi ngeen di def bu bëgg ko dugal ci gars yi ñu naan fi mu ne nii ku ma jam laay bañ ñu daal jàng nanu ñu ngi julli. ñu ngi woor ñu ngi natt asaka ñu ngi saraxe waaw yooyu daal ñu ngi koy def. mais saar bi itamit daf cee bokk. waaw sama saar daal sama saar la yow ban mooy sa saar. nga ni buy sa saar tabat boo yada invité incha allah dégg naa kenn du ko wax guddi. internautes yi sa ay fans la ñu bëgg nañu xam sa saar préféré. sama saar préféré Yacine la. waaw Yacine mooy sama saar préféré. xam naa ne moom boo ko fi commencé moom duñ ko jeexal. waaw moo taxit nag mu ngi noonu. da nga koy dog njëkk rek. alxuraan kenn du ko dagg. mbokk yi c'était un plaisir de partager ce moment avec l'incontournable. nit la koo xamante ne nii depuis man bi ma ko xamee ba tey changé wul nii rek la mel souriante di way wu neex souriant di way wu neex di dimbali jaam ñi. mais yow sëñ bi yow souriante nga wax de. damaa juum souriant damaa xëdd. waaw xam nga moo tax mu ngi nii man fi mu ne nii ba ma dogee laa gëj a lekk nga bëgg ma tariloo saar fii bu ma juubee nag. te yow xam nga dog nga te laal nga ci mburu te man tàndarma rek laa dogee gum leeraguma dara. waaye nit la koo xamante ne nii il est souriant nit la ku baax nit la ku ouvert nit la koo xamante ne nii li ko ñor rek mooy bégalaate te kuy bégalee faaw nga bég yàlla na la suñu borom bégal. allahumma amiin ñu bokk lépp. boo bégee yàlla na nga gudd fan. amiin yaa rabbi guddee fan yàlla na nga wér. amiin Seydina Omar. ma bàyyi la nga tàggatoo ak internet yi. waaw déjà jërëjëf Seydina Omar nit ku baax nga yow sama frère nga émission rek boolewuñu dañu daje ci Empire des enfants cofeel dox sama diggante yow mooy comme ni ma doon wax mu wóor ma ne que ne bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc maa ngi lay ñaanal yàlla ci liggéey bi ngay liggéey suñu borom yokku la ci bu baax. ba tey fu nit ñu mag ñi egg nga egg fa. maa ngi koy ñaan ci barke weeru koor bi di sant bu baax a baax suma waajur bu góor di ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour yal na yàlla guddal fanam sama yaay mi tam teel a réer yàlla na ko yàlla wana léegi yonent bi di gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ne tabarakallah ñoom laay àndal ci tagg yonent bi di sama ay rak ñi nga xamante ne ñooy sama ay soppe maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ne itam ñoom ñooy waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu yi ñu may tëggal tabala ma ci wa yonent bi maa ngi leen di gërëm bu baax di am mbégte bu baax a baax ci dalal bi ngeen ma dalal waaye tamit mënuma wax ba daaneel te santuma gërëmuma fi nga xamante ne fii la ñuy defee émission bi fii nga xamante ne moom mooy bërëb bi nga xamante ne bu ñuy faral di tagg yonent bi fii dañuy ñëw muy Blaise Senghor suñu frère tamit yaatal ñu bu baax a baax di abu di nit ku baax boom booy way yonent bi tam day bég donc moom ñu ngi koy bégee bu baax a baax di ko sant ci li nga xamante ne may nañu ko di ñaan yàlla koor bii ñu fekkee ko ay at ci barke Serigne Babacar Sy suñu borom yokkuñu ba pare may ñu wér ci barke Seydina Mohamed en tout cas c'est un plaisir jàkkaarloo ak suñuy soppe ndax gars yi ñu ngi ñuy béggee bu baax a baax waaye itam nañu xam ne ñun ñoo leen di gën a béggee donc voilà foofu rek la ñuy daanale. kañ laay ñëw nga weer ma Serigne Saliou tànt gi kañ la programme yi. mais maa ngi lay invité le 24 avril. incha allah fële ca Zac Mbao nga ñëw ma wayal la Serigne Saliou Mbacké. incha allah wayal la Serigne Touba. incha allah wayal la Cheikh Mouhamadul Fad. di leen jox rendez-vous incha allahu rabbi le 24 avril bu 20h jotee yéen bu leen fa kenn jiitu. bu ñu dogee rek ñëw bu ñu dogee rek. dañuy dog rek yéeg ci kaw ndax kii la son et lumière la. bu loolu passé tamit ñu ngi def benn dîner de gala incha allahu rabbi donc boobu tamit ñu ngi leen ciy woo ndax bëgg nañ daal fu musicien yi yóbbu way wi ñun ñu yóbbu fa tagg yonent bi parce que à chaque fois man loolu laay wax da ngay gis ay ñoom Mahazen ay ñoom Sami Youssouf tey dem nañ fu nekk ci àdduna bi di def ay concert religieuse mais da nga naan nit sax maa ngi def concert religieuse mu ne la laay bul tudd yow concert ana diine ak concert te lépp loo gis rek yonent bi moo tax mu am
mais est-ce que jotul kon ngeen jël affaire yi décentraliser ko dugal ko ci bopp nit ñi pour ñu xam ne le mot concert ak diine war na mën a ànd. non bon concert musical ànd na. boo nee concert religieuse nit ñi war nañ koo mën a nangu man nag maa ngi wax concert religieuse xam naa ne du yomb pour nit ñi mën koo nangu dinañ wax lu ne booy bi lii booy bi lee booy bi lii dafa bëgg a def nii dafa bëgg a yàq dafa bëgg a kii alors que man li ma bëgg rek mooy li baat bii ma yàlla may ma ciy way bu jaree ma way ci reggae sax way ko ci yonent bi dinaa ko def sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. te pourtant man bëgg naa sax ñu yeggale li nga xamante ne moom mooy festival Salam di ko bañ a def ci koor gi kase. parce que bu ñu ko doon def atub lëmb war naa mën a yokk affaire yi yaatal ko parce que diine lañ fay jàngale diine lañ fay wax. bu gaa yi defee festival Salam danaa ko def bu gaa yi deful festival Salam danaa ko def man. yàlla na si yàlla jàppale. xam nga nan laa koy defee. mooy def ay tournée nationale def ay festival Thiès def festival Kaolack def festival Saint-Louis man ci loolu laa bëgg a def donc maa ngi ciy lancé benn appel képp koo xamante ne mën na ma ci jàppale mu ñëw jàppale ñu parce que nit ñi dañuy bég am na ñoo xamante ne mënuñu dem concert di déglu musique am na ñoo xamante ne tey mën nañ dem concert religieuse di béggee yonent bi di cons yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc nag bu nu ko defee man dinaa ko def bu nu ko deful dinaa ko def incha allah. am na solo ku yokku rek yow yaa wàññi te dëgg la yoon boobu yoonu yokkute la ñu la ciy ñaanal ndam mbokk yi xanaa di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allahu rabbi ak keneen koo xamante ne nii ci weer wi war nañoo mën a séq ak moom waxtaan ci diine waxtaan ci liggéeyam di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal suñu borom kattanal leen may leen tamit li nga xamante ne moom mooy wér ak gudd fan ñi nekk ci hôpitaux yi suñu borom may leen wér gu yaram ñi caabi féete ginnaaw suñu borom may leen liberté parce que il n'est pas dit que ni ñun ñoo baax ñoom ñoo bon prison moom jommul kenn. doguma la dama am suma ñaari jigéen boo xamante ne kenn ki Aïda la tudd kenn ki mu ngi tudd Fat Ndiaye dañu ma invité woon fële ca Rëbës weeru koor la ma demoon fa ñu bëgg ma lool ñu ne ma abu ñaanal ñu Aboubacry ñaanal ñu fii ñu nekk ñu génn fi ndax bon indiwuñu fi man leen ci barke Serigne Babacar Sy dinañ leen bàyyi ñaar ñooñu bi 25 mars passé di anniversaire Serigne Babacar Sy jotee lañ leen bàyyi ñoom ñaar te def nañ fa presque 3 ans li ma lay wax ni ñu woo ma téléphone li ma lay wax nii 25 mars bi mu passé dañu ma woo téléphone di ma wax ne ma génn nañ te même bi ñuy nekk ci biir prison bi dañ ma doon woo téléphone chaque vendredi di ma woo di xool ci lu ma nekk donc nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci prison yi ñu ngi leen di ñaanal suñu borom génnee leen fa te bu leen fa génnee xiir leen ci yoon bu baax beneen bi ci topp ànd naa ak sama gars yi dem Tiwaawan barki Serigne Babacar Sy bi ma yaakaar bi ñu duggee di way ña fa nekk ñëpp a doon jooy moo am ci benn waay boo xamante ne dafa jëloon tamit sama numéro ne ma ñaanal ma génn fii waa jooju ba ma lay wax nii tamit ci mars bii la génn kon jaar na comme li nga def léegi kontaan naa ci ñuy fàttaliku ñu nekk ci prison yi. ci ñun lañu bokk waaw di fàttaliku ñu nekk ci hôpital yi yal na yàlla defal leen jàmm ci barke Seydina Muhammad. allahumma amiin waaye dawloo yi tamit suñu borom may leen wala suñu borom jéggal leen woyofal suuf seen kaw bàyyi ñu fi nag ñu mën di leen di fàttali à chaque fois mbokk yi di leen jox dig daje ba benn yoon incha allahu rabbi jaa ngeen jëf. jërë ngeen jëf.